asalaamaaleykum mbokk yi am mbégte ànd ak yéen ci télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na li ci gën a fës ñeenti nit yu ñàkk seen bakken ci benn fan bu mujj bi képp ci Sénégal ci jàngoro yi Covid 19 jamono ji kon réew mi wàññi na téeméer ak fukk ak ñaar tey jile ci talaata gi am na juróom-ñeent fukk ak juróomi nit yu amee jàngoro bi bokk na ci fukki cas communautaire ak benn juróom yu njëlee biti réew dooree ko tey jile ci guddi état d'urgence bi couvre-feu ba ca bootu woon dootul doxati ci réew mi njiitu réew mi Macky Sall moom moo jël dogal bu ni mel démb ci guddi la doon wax ak askan wi ay kàddu Abdoulaye Diouf Sarr ginnaaw njiitu réew mi moom jëwrin bi ñu dénk wàllum paj mi di leeral ni mënuñoo xeex jàngoro bi fileek ñu ngi am ay jafe-jafe ci wàllum koom-koom ci réew mi rax ci dolli ci discours bi mu yëkkati tey jile mi ngi rafetlu bu baax a baax waa Kër Docteur ak seenub liggéey ba fa bayot ak nit ñañ fa faatoon juróom benn fan ci weeru janvier atum 2018 lu ëpp ñaari at ak genn wàll ñu door di déglu ñañ cay tuumal tey jile journaliste boobule di René Capin Bassène moom la àttekat bi di déglu lu toll ci fukki nit ak ñeent ñoom ñoo ñàkkoon seen bakken ci àll boobule. Seyda Fatimata Zahra Niass génn àdduna nelaw na moom moo nekkoon taaw bu jigéen ci Cheikh al Islam Baye Niass moom nag mi ngi làkkoon juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett ñu ne dinañ ko jébbal sunu borom niki ëllëg ca Medina Baye di ngeen mën a seetaan nataalam ci biir xibaar yi loolee lépp tënk la mbokk yi nes feti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi waxtu yu mujj yi nag Sénégal wàññiwaat na yeneen ñeenti nit yu faatu ci jàngoroy coronavirus boobule jamono ji réew mi toll na ci téeméer ak fukk ak ñaar am na fanweeri nit yu sonn loolu sax nag yu nekk Sowétas te tey ci mardi gi wàññi nañu juróom-ñeent fukk ak juróomi nit yu amee jàngoro bi bokk na ci ay cas communautaire ay cas importé maanaam yi ñu jëlee biti réew ak ñu service ministère de la santé doon topp tey jile xayma gi dañ ci ànd ak docteur Mamadou Ndiaye moom mooy directeur de la prévention ci ministère de la santé. ci junni test ñaar téeméer ak juróom-ñaar ak ñeent test yi nga xam ne bàyyeeku nañu ci laboratoire yi juróom-ñeent fukk ak juróom ñëw nañu ànd ak doomu jàngoro ji mu nekk lim bi ma bëgg a tëral nii juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent positif. mooy maanaam ñi jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji juróomi cas importé fukki cas ak benn ñi nga xam ne ñu ngi leen di tuddee transmission mooy maanaam cas communautaire ñi nga xam ne nii lañ tëddee ci gox yi ma bëgg a lim Cité Sonatel am na benn Grand Dakar am na benn HLM am na benn Mariste am na benn Parcelles Assainies am na benn Point E am na benn Yoff am na benn Diourbel am na benn Kaolack am na benn Oussouye am na benn Touba am na benn juróom-ñeent fukk cas ñu ngi entré ci hôpital ñi nekkoon ci hôpital yi contrôlé nañ leen maanaam saytu nañu seeni yaram te doomu jàngoro gi nekkatul ci ñoom kon mun nañu wax ne ko wér nañu tey fanweeri cas yu sonn ñu ngi des ci service réanimation yi ñeent cas mooy maanaam ñeent nit ñàkk nañu seen bakkan démb altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñi des ci hôpitaux yi ñu ngi am tan bésu tey dalee ko bés bu njëkk bi mbas mi duggee Sénégal juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett jot nañ ci doomu jàngoro ji ci Sénégal ci ñooñu nag ñeent téeméer ak fanweer ak benn am nañu tan wér nañu ba génn ñi ci ñàkk seen bakkan mu ngi toll ci téeméer fukk ak ñaar ngeen seete li des mot na ñaari junni nit ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñi nga xam ne
jot nañ ci génn. état d'urgence biñ fi taxawaloon ñetti weer ba léegi te ab couvre-feu topp ca njiitu réew mi nag jël na dogal tekki ko tey jile ci guddi lañ koy jëmbal kon nag doore ko tey jile ci guddi askan wi ku ca nekk mën ngaa dem ak dikk ci waxtu bu la soobee. démb la Macky Sall doon waxtaan ak askan wi dogal boobu lee mu jël nag am na ñu bëri ñoo xam ne xëy nañu tey jàngat ko ci askan wi ñenn ñi dañoo gis ni nekkul lu war ndax président Macky Sall dafa mel ni daal dañ koo topp ba mu sës ba mu faf jël dogal bu ni mel. ña ca des gis ni lu am solo la ci jamono ji nga xamante ni koom-koom bu réew mi ngi nësax dañuy déglu seeni kàddu ci micro Mohamed Samb ak Pape Sangone Mbaye. élément bi noppeegul kon xam naa dinañ ci dellu si waat ci kanam tuuti muy ab micro trottoir bu ñu leen defal fii ci Ndakaaru ginnaaw ba président Macky Sall jëlee dogal dindi état d'urgence beeg couvre-feu bi ci bootu démb ci guddi la ko wax mu di adresse à la nation maanaam kàddu yu mu doon jagleel sénégalais yi démb am na it yeneen dogal yoo xamante ni jël na ko moom président Macky Sall lu ci mel ni waa kër docteur ak lu ni mel dañuy dellu kon ci élément Mohamed Samb boobule ak Pape Sangone Mbaye ci état d'urgence beeg couvre-feu bi nar a dakk tey ci guddi. ñoo xam ne ñu ngi may bëgg a jox loxo nii comme que quoi couvre-feu jeex na nii mais c'est diamétralement opposé ñaari affaire yooyu bokkuñu mooy couvre-feu jeex na ak yooyu ak santé bi nit ñi war a toppatoo seen bopp dañu war a toppatoo suñu santé à tout moment quoi suñu arrêté suñu économie nag ça sera encore plus dramatique. Pourquoi? Parce que dinañu am feebar ba pare gën a loof. ñun xamuñu fu ñuy teg suñu tànk ñun daal léegi nañ boole suñu bopp nañ bàyyi suñu bopp yàlla rek te xam ne lii moom yàlla rek moo fi mën a jëlee parce que njiitu réew bu jël décision population yi wax tuuti rek nga bàyyi man moom wax dëgg yàlla dama naan man ñun xamuñu fu ñuy teg suñu tànk quoi. ku nekk kay fi mu toll nii yaay xam nooy tojee sa bopp jinax di moytu di jël say matuwaay waaw xam que nee nañ léegi ñun nan dund ak virus bi. dégg nañ ko li mu wax dégg nañ ko bu baax dinañ dund ak virus bi. am na ñu ko respecté nag am na ñu respecté ñu takk masque yi seet boo demee seet comme ça Dakar fii boo ñëw Dakar gars yi ñu ngi respecté masque yi mais boo demee banlieue respecté wuñ masque yi xam nga vraiment noonu la demee man gis naa ne daal c'est une bonne chose quoi mu bàyyi nit ñi libéré wu. waaw Sénégal yëpp la respecté tuñu affaire bi quoi en plus am na ñoo xam ne gëmuñu feebar bi am na. dañuy dégg nit ñi rek mais ñu bari même fii ñu nekk nii am na ñoom ne gëmuñu ko parce que dañ naan dafa politique c'est politique quoi mais man en personne gëm naa ne affaire bi am na quoi. ginnaaw njiitu réew mi dem nag tey jii jëwriñ bi ñu dénk pàcc mi muy Abdoulaye Diouf Sarr am na kàddu yu mu yëkkati bokk na ci li mu wax nee na mënuñoo xeex benn yoon jàngoro bi le fii léegi réew mi ñu ngi dund ay jafe-jafe ci wàllum koom ak askan wi di sonn ba léegi moom Abdoulaye Diouf Sarr di woo sénégalais yi ñu gën a ubbi seen i gët di xool te di leen fàttali ni lu ëpp ci ñaame jàngoro yi coronavirus boobule dañuy wér dem ñibbi seen kër te dara du leen ca fekk moom ministre bi ci beneen wàll wi di rafetlu bu baax a baax waa kër docteur seen taxawaay ci mbas mi li Abdoulaye Diouf Sarr la ñuy déglu. mesures yooyu bu ñu ko jëlul woon situation économique bi ak situation sociale bi mën na indi jaxasoo boo xamante ne suñu liggéey ñun ci wàllu santé dana jëfe lool ñu def ko bon dëkk ñu ngi wax alhamdulilah parce que suñu riposte sanitaire mi ngi mën a efficace bu fekkee ne dal ak jàmm am na au plan économique et au plan social ñuy wax ne ñi ngi remercier bu baax personnel de santé et d'action sociale ci seen engagement ci seen détermination bu ñu fàtte fukki cas yoo jël juróom-ñeent yi mi ngi nekk ci axe Dakar Thiès Diourbel moo tax taxawaay bu wér war na foofu ni jàngoro ji bindoo ñu ngi seetlu ne yéegu courbe bi am na loo xamante ne dana ko wane des fois dana yéeg des fois mu mel ni ku wàcc des fois mu yéegaat loolu nag day wane ne dañu war a taxaw bu baax ci paj mi mais aussi taxaw ba li muy faat du bëri. may profiter ci occasion bi di féliciter équipe de réanimateurs yi ñu xamante ne ñoom ñooy toppatoo cas grave yi parce que li ñu jàpp mooy fukki cas grave yu dugg mën naa wax ne juróom-ñaar ba juróom-ñett yi dañ fay génn foofu sa réanimation wér bon nag ñu ngi leen di féliciter bu baax.
directeur bu SNEIPS moom di service national éducation information pour la santé moom li muy woo sénégalais yi mooy ñu soppiw doxalin ci jamono ji rawatina ci ñi amee woon jàngoroy coronavirus ba wér ñu moytu boddi konte bi bu baax a baax docteur Ousmane Gueye moo wax lu ni mel mu ciy dolli ni daanaka ku ci nekk da ngaa war a béy sa waar ci mbir moomule démb moo nekkoon kenn ci invité plateau spécial bi ñu doon amal fii ci TFM docteur Ousmane Gueye la ñuy déglu. stigmatisation dafa yàgg bokk su suñu jëfin boo ko xoolee sénégalais fii buñ la yóbbu woon tey police waxuma la tëj nañ la de kaso buñ la yóbbu woon police rek boo ñëwee sa koñ ñi daw la. ça c'est un ñu ne kii dafa tuberculose ñu daw la. c'est-à-dire loolu il faudrait que ñu changer ko dans notre comportement de tous les jours. loolu c'est fondamental. Et deuxièmement ñun lu ñuy xaar ci Sénégalais yi surtout leader d'opinion yi ñëpp xam nga lu ñu bëgg mooy discours bu fédéré tey mën ñoo dimbali ñu xeex jàngoro gi. loolu la ñu gën a soxla. pas yenn considération yi yenn considération bu ñu ko defee rek dañuy gaañ Sénégalais yi. la ñu war a def mooy retenir tey ñetti phrase yu président de la République wax. mu ne l'urgence sanitaire est toujours là. Oui. Deuxième mu ne continuons la lutte. Troisième mu ne protégeons-nous. dafa naa loolu war nañ ko jàpp mu nekk lu am solo ci suñu doxalin tey. C'est fondamental. Pourquoi je le dis? Moi je suis médecin. la ñuy gis tey c'est pas la responsabilité de l'État ça ainsi de suite. Non 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 je ne crois pas. C'est une responsabilité individuelle avant muy nekk une responsabilité collective. ak liñ ci jëfandikoo lu ci mel ni ay masque fële ca Sédhiou mu ngi fay tàmbalee manqué bu baax a baax rawatina ca diwaan yi nekk ca frontière ba foofule sous-préfet bu Simbanding Brassou di Ousmane Sané moo wax lu ni mel nee na it askan wi ñoom nañu xoolaat seen bopp bu baax a baax am na benn société bu nekk foofule di yëngatu ci wàllum ban di ko exploité ci ñeenti communes yi nekk foofule moom jël na ab ndimbal bu takku lu ci mel ni ay gel eau de javel ak saabu jébbal ko askan wi foofule ak ay flash ngir taxawu leen Ousmane Sané di sous-préfet bu Simbanding Brassou dañ koy déglu ci micro Bakary Konté foofu ca Sédhiou. lu ñu fi dajale tey mooy ñaari mbir biñ ci njëkk mooy dañu doon réceptionner matériel yi nga xamante ne benn entreprise bu nekk fii di exploiter carrière mooy Cabit SA moom moo ñëw indi contribution ci li ñuy wax responsabilité sociétale d'entreprise indi nañu bagage yu bëri lu mel ni ay gel lu mel ni ay thermoflash voilà comme je le disais donc indi nañu 1200 masques pour chaque commune ñeenti commune ñoom la ñuy jagleel seen dimbal boobu muy commune Banguer muy commune Dioudoubou muy commune Karantaba muy commune Diendé donc c'est 4 communes benn bu ci nekk jot na 1200 kits comment dirais-je masques jot nañu également 10 thermoflash kenn ku ci nekk jot nañu savon jot nañu ay combinaison de protection jot nañu ay gel ak yooyu yëpp donc yooyu yëpp jot nañ ko donc ñu ngi leen di féliciter di leen remercier di leen wax ne wax dëgg yàlla loolu mooy responsabilité sociétale et par rapport à ça aussi bépp autre entreprise bi nga xamante ne mu ngi yëngatu ci gox bi ñu ngi lay tàllal sa loxo suñu loxo ñu ngi lay fàttali également sa responsabilité sociétale boobu pour que nga ñëw dugal sa loxo ci xeex bi juróomi commune nga xamante ne ñoo nekk ci sama arrondissement effectivement jaar nañu foofu yëpp pare nañu Nianga pare nañu en tout cas Dioudoubou pare nañu Banguer pare nañu Tanaf léegi tey Simbandi la ñuy nekk di joxe nii mais Simbandi war nañ leen jox 789 kits donc 789 bénéficiaires ñoo nekk ci commune Simbandi. ñu des foofule ca bët saalumu réew mi waaye wax ci leneen Boffa Bayotte ak nit ñañ ca faatoon atum 2018 la woon fukk ak ñeenti doomu aadama lañ ci faatoon ñaari at ak genn wàll ginnaaw si nag door nañu di déglu ñañ cay tuumal foofule juge d'instruction ba nekk ca tribunal grande instance bu Ziguinchor moo leen di déglu démb ki ñuy duppee Omar Ampoy Bodian moom la ñu déglu ba noppee tey jilee taskatu xabaar boobee ñu naan René Capin Bassène moom mooy tontu laaju àttekat bi nekk foofule
jeexale ci yeneen jotaayu xibaar dinañ ci delloog suñu ndaw lañu fa teewal di Boubacar Diassi ñu wax ci ab xibaar bu tiis muy dëddu àdduna Seyda Fatimata Zahra Niass di taw bu jigéen ci Cheikh al Islam Baye Niass moom mi taxawal Medina Baye moom mi ngi tolloon soxna si ci juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett moom la laax moom sax daanaka moom mooy waajur bu jigéen ci imam Assane Cissé mi dëddu àdduna 2008 ak Cheikh Tidiane Aliou Cissé di imam ratib bi jiite jamono ji grande mosquée bu Medina Baye moom Seyda Fatima Zahra Niass nataalam dañ ci ànd ak Aminata Mbaare Sow. moo doonoon taw bu jigéen ci Cheikh al Islam Baye Niass Seyda Fatoumata Zahra Ibrahima Niass wàcc liggéey soxna si toll woon ci juróom-ñeenti fukki at ak juróom-ñett Seyda Fatoumata Zahra nag ñi njabootu Baye yépp teel nañ ko dugal alxuraan mu jàng daal di koy mokkal ci daara kii di Cheikh Rabbani di ab nitu diine nitu yàlla boo xam ni mu ngi jóge woon ci Mauritanie te ñu dénkoon ko lépp lu jëm ci njàngaleem alxuraan ci njabootu Baye fàttali nag Seyda Fatoumata Zahra ginnaaw bi mu mokkalee alxuraan doonoon na ci dox tànk yoo xam ni ngir gën a suqali njàngum alxuraan soxna si nga xam ni moo wàcc liggéey nag mooy wayjur bu jigéen ci kii di imam Hassan Cissé imam Hassan Cissé ñëpp xam ko ci liggéeyal alxuraan liggéeyal diine islam ci àddina gi yëpp ñenn ñi doon ko dàkkantal sax marabout des américains soxna si tamit mooy wayjur bu jigéen ci kii di Cheikh Mahi Cissé nekk porte parole fële ca Medina Baye mooy wayjur bu jigéen tamit imam Cheikh Tidiane Cissé mi nga xam ni moo jiite jumaay Baye fële ca Medina Baye di ñaanal njabootu Baye yépp ci soxna si nga xam ni wàcc na liggéey. maa lay gëñal ci yàlla nag ki ma la may ci saalihaat yi la bokk saalihatun la ne ko te waxuma ko ngir maa ko jur waaye dama lay wax loo xam ne yow ci sa bopp bu ca kanamee da nga ko xamal sa bopp waaw loolu nag doy na seede waaw seede Baye boobu doy na seede. jërëjëf Aminata Mbaare Sow moom Seyda Fatimata Zahra Niass nag dinañ ko jébbal sunu borom ni ki ëllëg bu ñu noppee julli takkusaan foofee ca Medina Baye ñu desandi foofule ca Kaolack rawatina ca kawoon ak sous préfecture ba fa mu nekkoon indi na coow lu rëy nag ndax suuf sa moom la ñuy xëccoo maire bi daanaka déggoowul benn yoon ak benn mouvement bu ay ndaw jiite tudd aar suñu gox ñoom ndaw ñooñu lee xalaatuñu benn yoon ñu jël site bi di ko jébbal ab privé loolee maire bi ànd ceeg yenn ci ay conseillers nekk na ab dogal bu mu jël ba noppi am na benn point de presse sax bu waa mairie ba doon def waaye xaw tuut ndaw yooyu la yàq ko Ibrahima Diame Fally Gueye ca Kaolack. ci biir benn salle bu xante bi mel ni tulleek malde ci buntu bi meeru Kahone ak ñenn ci conseil yi mu àndal di amal réunion kon ngir wone seeni position ci affectation suufu sous-préfecture Kahone ba woon biñ ne nguur gi moo ko jox benn privé turam di Mohamed Ndiaye Rahma maire bi nag ak ñi mu àndal ni d'accord nañ ci dogalu nguur boobule. coow li bëri na lool waaye ñun duñu ko coog état comme état choisir na Mohamed Ndiaye Rahma jox ko site bi ñun duñ def lu kontaan ci ànd ceeg moom di ko tàllal loxo nag pour lépp loo xam ne problème la ci suñ dëkk bi mu résoudre xeexuñu tey xeexuñu ëllëg état bi la patrimoine de l'état la ñun duñ def lu jàppale ko ci. ñi le fa rek maire bi nag jàpp ne suuf sile kiñ ko jox mën na def ay investissement yu nga xamante ne njëriñu doomu Kahone lay doon. loolu lañ bëgg promoteur bi su jotee institut bi ñu ngi koy tàllal loxo mu defaral ñu suñu Kahone gi ndax moom il est Kahonois comme nous sax depuis 15 ans mu ngi fi dëkk ak ñun ñu koy sàkku di ko tàllal loxo lépp loo xam ne mën na ko ci institut bi mu defal. lu mu munti doon conférence de presse biñ doon amal ci salle de réunion complexe socio-culturel bu Kahone bu xante bi bëri woon na lool ci buntu bi diggante yenn éléments yi farek maire bi taxaw tembe di tere yeneen ndaw yi bokk ci mouvement aar sunu gox te d'accord ñu ci affectation boobule bëggoon na dugg par force ci biir salle bi. suuf seek coow li muy faral di indi ci maire yi maire bu Ndiafaat ci boppam mi ngi woo ay naataangoom nag ñu xoolaat li ñuy def bu baax a baax moom Aïssatou Ndiaye Tall yëkkati kàddu yooyu la ci benn ndaje bu maire yi fare foofu ca Sine Saloum doon seq mu cay dolli ni intérêt askan wi la ñu war a jiital moom nekkit conseil économique social et environnemental nee na ngir bu ñu bëggee wàññi coow yu bëri yooyu la faaw ñuy jël askan wi li ñu bëgg ñu teg ko ci kanam maire yi di ci waxtaan ak ñoom moom Aïssatou Ndiaye Tall di maire bu Ndiafaat dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diame ak Fally Gueye. di lancer un appel les maires bu ñu joxeeti suuf aussi ñu koy jox ci li nga xam ne mooy intérêt askan bi
parce que tamit loolu mooy dëgg bu dee dañuy dimbale le président de la République Macky Sall bu dee tam dañu war atteindre un niveau de développement bi nga xam ne war nañ fa bëgg a yegg kon war nañu def lu ñuy def ñun les maires damay ñaaxaar rek wax dëgg yàlla pointé wu ma kenn du doigt waxuma kenn moo def parce que yëf yi mu ngi ci loxo yoon moo xam ka wax dëgg ak ka waxul dëgg presse bi rek wax dëgg yàlla la ñuy dégg bu ba léegi muy wax dégguñu les concernés wax dëgg yàlla ñu wax exactement les problèmes lii ak lii la bés bu ñu leeree nag xëy na nañ ci dellusiwaat wax leen waaye dañuy lancer waat appel à nos collègues maires ñu bàyyiwaat xelkat ne suuf si ñun nañu accompagner askan bi parce que mënuñ ko aussi jël suuf si rek téye ko noonu wax dañ ko exploité mais buñ ko exploité itam ñu koy exploité li nga xam ne mooy njëriñu askan bi. ci Vélingara mooy moom ay conseillers départementaux ñoom ñoo laaj président conseil ba ni muy yoree kees yi nekk foofule lu ci mel ni xaalis bi muy génn yenn saay ci ay dépenses wala sax ay investissement ñu ne daal dañoo bëgg lépp daal di leer am na ñenn ñu jege président conseil départemental bi foofule ca Vélingara ñoom tamit yëkkati nañ ci ay kàddu Abdoulaye Diallo moo ñu teewal ci région bu Kolda. ay conseillers départementaux yu Vélingara ñoo laaj seeni président de conseil départemental ngir mu indi leeral ci ay koppar yi ñu wax ne dañ leen jagleel ay investissement dañoo am ay problème ñun conseil départementaux yi problème yoo xam ne que parce que dañoo am gis ay comptes administratifs 2016 2017 2018 ay somme dans l'investissement la ñu dépensé ñu yónnee ko mu ne aussi dafa dépensé 40 millions 869 810 francs si 2016 2017 18 ci achat de matériel agricole. mooy charrette mooy ay semoir doo comme affaire yooyu la jënd léegi baax na parce que ñun ñoo voté budget bi y a pas de problème mais dañoo ne boo jëndee kay ay nit nga ko jox nañu wax ñooñu ñaan la kan ak kan la jox matériel bi fan la matériel bi nekk ñun loolu la ñuy wax. ñooñu président du conseil départemental bii di Diawando Bari ñoo daal di rotal ay kaddu ngir tontu suñu xel mu ngi dal dagam li ñu seetlu mooy ñi di yëngu ni ay conseils départementaux yi nga xam ne ñoo voté budget bu ñu tudd ni ñu daal di ordonner son exécution te ñu ànd ak compte administratif bi tey ñooñu ñooy dellu di nga ñu boobu budget liñ ci jàngat mooy ne dafa am ku nekk seen ginnaaw yi les conseillers départementaux ñooy xamle ne duñu mën a xaar weeru novembre di jamono fu leen président conseil départemental bi joxe rendez-vous ngir indi leeral ci liñ ko laaj. jërëjëf Abdoulaye Diallo ñu wutali jëfale Tambacounda ci ay jafe-jafe yi marché au poisson bi di dund foofule jëwriñ bi ñu dénk wàllum napp gi nag joxe na fa kàddoom nee na dina fa tabax benn forage bu ndaw fexe ba jafe-jafe ci wàllum ndox ñi waa marché au poisson bi di dund mu daal di dakk foofee ca Tambacounda moom Aliou Ndoye dem na it fële ca ferme aquacole ba nekk fële ca Gouloumbou dañ koy déglu ci micro Moussa Oumar Gueye. waxtaan ak ñoom xam ñoom it lan mooy seen mébét profité itam ñëw fii visiter fii ci Gouloumbou li nga xam ne agence nationale de l'aquaculture mu ngi ko fii def muy beneen pàcc boo xam ne dafa am solo ci liggéey bi ñu président de la république sant mooy ñu développer aquaculture pour positionner ko ci position bu am solo ci wàllu napp gi ci fii ci réew mi parce que lépp luy développement tey li ëpp ci li ñuy lekk ci jóge ci napp ci àdduna bi ci aquaculture la jóge boo xoolee marché au poisson problème ndox am na fa parce que branchement Sen'Eau la ñu am tey te branchement bi jàpp nañ ni buñ ci wéyee facture dana tar loolu par rapport ak activité bi noonu lay demee itam ci wàllu électricité waaye noonu la demee tey ci seen soxla ci wàllu glace donc chambre froide yi mi nga xam ne prévoir nañ ko ci marché boobu waaye bokkuloon ci marché bi ñu exécuté nii donc ñun nan la ñuy def ba fexe loolu mën a nekk itam ci usine glace bi nan la ñuy fexe ba mu doxaat donc yooyu yëpp ay waxtaan la yoo xam ne ñun rapidement nañ ci def suñu kéemtulaay kattan waaye dans un premier temps ndox mi déjà parce que marché jën dafa laaj set waaw il faut ñu koy nettoyer régulièrement waaye itam marché jën li muy jël ci mbooloo dafa bëri te ñooñu dañuy am soxla ci ndox kon loolu it incha allah bu ñu delloo rek jox nañ instruction ñu xool nañu fexe ba am fa benn mini forage boo xam ne dana dimbali bu soppiwul lépp origine ndox mi waaye dana dimbali.
mu di CAN bi naroon na am atum 2021 fële ca Cameroun dañ ko dàq ba janvier 2022 ca Cameroun lay nekk ba léegi. Comité exécutif bu CAF daje tey jile ngir waxtaanee ci compétition yi amee Afrique ak seenu ëllëg ñoom ñoo jël dogal bu ni mel maanaam dàq Coupe d'Afrique des Nations boobule dañu naroon koo amal ci atum 2021 bile ñu ne nag 2021 ay éliminatoire lay doon am na yeneen dogal yu mag ci wàllum ay yeneen compétition yu CAF di faral di organiser it yu ñu war a jël ci ay dogal ñàkkul ci bés bi dinañ ci am yeneen i xibaar dañuy yegsi ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëyee tey ñu àndi ci ak El Hadj Assane Gueye. yéenekaay yëpp daanaka xëy tey jàllale ak càmbar kàddu dogal yi président Macky Sall jibal démb ñeel coronavirus ci réew meeg tolluwaayu xeex bi observateur mi xëy xamal ñu ne état d'urgence ba couvre-feu yëpp yëkkati nañu ko jàpp ne jamp-jamp yi ci wàllu koom-koom moo ko yóbbul yi tey wér-gu-yaram gi yéenekaay bu groupe Futurs Médias ginnaaw bi mu jàllale nag njàqarem syndicat médecins yu Sénégal njort ne cas grave yi ci lalu hôpital yi dina yokk naka noonu it limëpp ña cay faatu Le Soleil dellu si ci kañ gi président kañ moom démb ak ndëgërlaayu sunu bërëb ak anami paj yi ci Sénégal yéene kaay bu an ñëwaat it ci pàttalik président jëm ci ne colug masque bi ci bërëb bu mbooloo yi ba tey ji la wàllu gën a ay wareef la ci ñëpp roplaan yi nag jaww ji dina ubbi ku waat fukki fan ak juróom ci weeru sulet 2020 frontières yi ci talibe géej gi moom day wéy di tëju waa Grand Place gis ne président dafa deltu ginnaaw ngir sauver yokkute gi di taux de croissance économique bi nga xamante ni jóge na 6,8% nërmeelu ba 1,1% ndax secteur yu bari ci sunu koom-koom dafa taxaw wala ñuy daagu yéene kaay bi ne ñetti mbir ñoo ne kët ne jonn maanaam sawe bakkani sawe wér-gu-yaram gi waaye sawe koom-koom bi enquête ne président ubbi na démb air poste covid 19 maanaam président ubbi na jaar ca buntu ba wan ginnaaw jàngoro ji ngir dëgmal jéego yeneen ci diggéem nag moom jiitu réew mi bokk na ci atum 2020-2021 jël juróomi téeméeri médecin ak junni agent de santé waaye docteur Yeri Camara njiital SAMES ba tey ci yéene kaay bi di enquête jàppul ne loolee dina mën a fatt kàmb gi ñàkkum docteur gas ci réew mi Sud Quotidien ne président daal muri na lépp Le Quotidien feelu ko ca naan loolee nag moo doon geste barrière yi Les Échos ne leen président daa lànk bàyyeel virus bi sunu wérgu yaramu koom-koom Les Échos seetlu nag ginnaaw ba mu jàllalee kàddu yi ku mel ni Seydi Gassama bu Amnesty ne bu njëkk nag moom sëñ Gassama di ànd ak président Sall ci gis-gis ak doxalin yéenekaay bi di lii Quotidien na mu gisee mbir yi mooy Macky Sall dafa imposer responsabilité maanaam jañax ñëpp ci ñu jël nag ku ne ci ñun sunuy matukaay Vox Populi ak kàddu yi président yi ci ne mënoonu bàyyil virus bi dunduk wér-gu-yaramu koom-koomu réew mi gis ne njiitu réew mi dafa yeewi virus bi ngir sawe koom-koom bi Libération ne waaw yëf yi gën a kalaate ak jéggi dayoo président moom di ubbi fépp bilan bi ci ñi faatu toll ci téeméer ak juróom-ñett Dakar wees juróomi junniy kaa yu amee jàngoro ji diwaanu Thiès ci benn bis rek ñu xayma fa fanweer ak juróom-ñeenti kaa yu bees La Tribune jàpp ne général Macky armistice bi la faf signé maanaam dakkaluk xare bi leneen ci yéenekaay yi di coowal ceeb bi ci Source A di lu xewee ca Ndindi ca commune bu diwaanu Touba ñenn ci askan wi ñu fàtte ci séddalem ceeb bi ñoo jóg xaaju guddi dal ca kër benn délégué de quartier bëggoon ko lakk di délégué de quartier bi di Mbacke Bari Maysa Mbay lay wuyoo mu ne aji conge yi guddi la ñu tëral seen plan ca sax doom ja ci boppam dànkaafu woon na ko xam naa ay sekkee nag njaween rek ñoo ko doon complot président Abdoulaye Wade moom ci Les Échos yëkkati xalimaam di delloo njukkal ak a kañ Serigne Papa Malick Sy radiyallahu taala anhu mi fi bàyyi ko njiitu réewum Sénégal ba fi woon dellu si ci jullite gi ndax mu ne bi ñu leen dugalee ci kaso bi moo leen daa jiite nekkoon na it ci kaso boobee moom Serigne Pape Malick Sy ak ngor ak jom gu mat sëkk président Abdoulaye Wade di sàkku ci njabootam moom Serigne Pape Malick Sy ñu jàppee ko mook doom ja Karim Wade ne ñu bokk ci googeeg njaboot wàllu lamb Source A xëy xibaar bu neex ci amateur yi ndax yéenekaay bi nee na Gaston Mbengue mujj na am accord ci mbër yi di Gris Bordeaux Balla Gaye 2 ngir seen ab combat observateur ne li leer rek mooy ñu ngi koy fexe ci secret boobu combat revanche beneen mbër Tapha Tine ci xët bu njëkk bu sunu lamb yéenekaay bi ne juróomi ngànnaay ngi mu am ko ngir doon ëllëg buuru arène bi muy benn macha allah kattan ga xeexkat la am na technique am expérience teg cay xar fa fuufa leneen nepp combat Pakala Elton sunu lamb moom dafa gis ne revanche la bu munta ñàkk mbër mi di jamteer yi nag yéenekaay bi dafa laaj ne ana kan moo koy stoppé daan na Van Damme Mbaye Guèye Junior Tonnerre ak Jet Li jërëjëf El Hadj Assane Gueye sant leen yéen itam ci seetaan bi mu di Sénégal ngeen nekk wala biti réew rédaction bi di leen jox di leen dig daje bu 19h30 jotee incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm asalaamaaleykum